yegsi ak jàmm ci TV5 Sénégal bu dee gan nga ci pass bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te activé cloche de notification bi ngir ngay am ay xibaar ak i jàngat yu ñu saytu ba mu wóor dina ko jox en temps réel ak TV5 Sénégal abonneel ngir dara bañ laa raw. tey jii altine ñaari fan ci weeru mars 2026 ñetteelu fan ci jàmmarloo bi dox ci diggante Iran Israël ak Amérique ñeenteelu soldat bu réew Amérique ñàkk bakkanam ci jàmmarloo bi am. loolu nag waa Pentagone ñoo ko xam ne tey jii ci lënd bi ñu daal ñoom bi mooy seen ñeenteelu soldat yoo xamante ni faatu na ci conflit bi dox seen diggante ñoom ak waa Iran. La télévision d'état iranienne wax ne kat ne kilifa yi ñu waajal missile yu bare yu am doole yoo xamante ni dañ ko jëmee fële ci Israël loolu nag ñu ngi ko xamle woon jamono ji nga xam ne 12h jotoon na maanaam juróom fukki minutes ci ginnaaw 12h00 GMT. lañ avaloon benn annonce ca télévision iranienne ba wax kat ne kilifa yi jiite révolution bi kat ne ñu daañu amal 11e vague missile yu takkarnaase yoo xamante ni sax ña ngi ko jëmale fële ca Israël waa Moscou di waa Russie ñoom nag ñi ngi ñaan daal ñu ngi demandé ñu ngi wax ne immédiatement li xew fële ca Iran ak ca Moyen-Orient bi dañ ko daal di dakkal ci sase bombardement yi daal waa Amérique ak waa Israël di def ci kaw Iran waaye itam Iran itam bombardement yi muy def ci Moyen-Orient bi yëpp itam ñun daal ñu ngi ñaan lu mu gën a gaawee rek ñu dakk loolu daal la waa Russie di sàkku nee daal ba xeex bi li ci gën a doy waar mooy ay civil rek ñoo ci ñàkk seen bakkan ay civil ñoo ci gën a perte te loolu yi c'est inadmissible lu kenn mënta nangu la waa Arabie Saoudite moom attaque bi nga xamante ni ñu ngi koy attaque seen installation pétrolière yi naqari na leen lool xam nga démb ñi nga doon wax Aramco tey jii itam ñu wax beneen installation pétrolière loolu yi nag tax na daal kilifa yi Riyad ñoom na nag fi nekk nii dàquñu ñoom itam fayu bu fekkee ne Arabie Saoudite wala boog Iran amalaan na ay attaque jëmale ko ci seen installation pétrolière yi daal dàquñu nag fi mu ne ñoom itam fayu directement ci installation pétrolière am ni waa Iran ñoom ñoo ko moom. Benn média iranien affirme que le siège des services d'urgence de Téhéran a été visé par des frappes. Benn média bu fekk baax ci réewum Iran dana daal service d'urgence ba nekk fële ci Téhéran service d'urgence waaw xam naa ci wàllu hôpital lay nekk rek les bâtiments principaux de l'organisation provinciale des services d'urgence situé à Iransar dans le centre de Téhéran attaqué nañ ko te nag ñi def lu ni mel mooy waa Israël ak waa Amérique. L'armée israélienne ñoom daal nañu ne ñoom itam faatu nañu le chef de renseignement du Hezbollah fële ca Liban te démb ci dibéer ji frappe bi amaloon fële ca Liban faat nañu ki yor wàllum renseignement bu Liban. lu ñeel wàllu approvisionnement gaz ak pétrole fële ca Europe waa Union européenne kat ni ngi defal seen xelu doomi réew yi daal fi nekk nii bu leen amagut ak jaaxle jafe-jafe moom pétrole ak gaz amagun ko li ñu yoroon ci stock ak yi mel daal xam naa di leen mën a gérer ba jëmi jamono waaye daal bu leen jaaxleegul donte guerre bi mën naa am ay répercussions ci wàllu pétrole ak gaz waaye nag na seen xel dal fi mu nekk nii pétrole ak gaz moom mi ngi fi doy na sëkk. La Grèce envoie deux frigates et des avions F-16 à Chypre waaw loolu beneen xibaar la bu ñeel beneen situation réewum Grèce envoyé na benn frigate ñaari frigates ak ay avions F-16 mu yónnee ko réewum Chypre. Hezbollah ñu ngi confirmé kat ne le chef du Hezbollah finira au fond le chef non Israël ñu ñox loolu Israël ne ñu daal dañu def seen kéem tolluwaay kattan ngir rek faat kilifa Hezbollah ca réewi Europe yi gaz ba moom ma nga fa yokk bu baax njëgu gaz bi yokku na fa xëy daal la def yokk ba 50% gannaaw ba compagnie énergétique bi nekk fële ca Qatar di Qatar Énergie xam leen ne dafay dakkandele gul production de gaz naturel bii ñuy wax GNL muy gaz naturel liquéfié ndax kat ñoom seen installation yi ab drone moo fa dal tax daal nag dañuy dakkal seen production de gaz bi ba jëmmi jamono loolu yi nag waral ak yokkute gu gaaw sax am ca njëgu gaz ga fële ca réewi Europe yi ay explosion itam yu tar yu métti itam ña ngi koy dégg ca Téhéran ca capitalu Iran ba boole 12h45 ca kon nag fukki minute ak juróom ci ginnaaw rek daal ba ñaar fukki minute ci ginnaaw fële ca sowu Téhéran ba buñ sukkandikoo ci benn journaliste AFP ay explosion yu métti daal yu tar itam ña ngi ko fay dégg armée
saoudienne bi est en état d'alerte maximale après des attaques réewum Arabie Saoudite ñoom kat fi ne seen armée ba geteru nan taxaw temm nag ne jon daal daal di yéegal seen alerte daal rek fi ne nii daal ne ñu leen ne taxaw leen ba noppi taxaw leen déglu ndax itam yëf yi mën naa tourner ba ngeen dugg ci yëf yi dugg ci xew mi moom daal kon geteru leen ba dëgg taxaw di xaar loolu daal moom mooy yóbbu nañ seen alerte ba au niveau maximal. Le responsable iranien de la sécurité dit que son pays est prêt pour une longue guerre. Ok, le chef de conseil suprême de sécurité nationale bu Iran muy wuyoo turu Ali Larijani yéen daal fi ne réewum mii di réewum Iran ñoom préparé wu nag pour amal guerre boo xamante ni mën naa yàgg lool une guerre de longue durée wuuteeg nag Amérique gi nga xam ne ñoom nee ñu moom waa ji mooy wax nee na Amérique moom préparé wul pour une guerre de longue durée waaye ñun nag ñun ñii di waa Iran préparé nañ pour une guerre de longue durée. L'armée israélienne appelle à évacuer plusieurs immeubles de la banlieue du sud de Beyrouth. ca Beyrouth ca Liban armée bu Israël ma ngay sàkku ci état ba ñu évacuer yenn ay bâtiments yu bari évacuer daal mooy rek jëlee mbooloo ma fa nekk yóbbu leen ci yeneen i bërëb wala boog laaj demande leen ñu jugee foofee ndax kat nag ñoom ñu ngi waajal ay frappe ci yenn bërëb yu nekk foofee ca Beyrouth.